tey waa Kéwoulo ñoo ñëw seet si la fii si sa bureau nuyu nañ la dama bëgg nga rappeler ñu tuuti si sa jaar-jaar politique. maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm ci seet bii ngeen ma seet si suma jaar-jaaru politique nag xaw na gudd parce que man maa ngi commencé politique 1988 socialiste ci laa nekk di gérer comité d'entreprise ci secteur bi ma ne ba 2000 bi ma ciy dugg comité d'entreprise secteur transport laa yoroon mais dem naa ba 2000 bi ñuy perte pouvoir bi maa nekkoon coordonnateur national de comité d'entreprise transport commerçant yi secteur moderne yëpp maa nekkoon seen coordonnateur comité d'entreprise PS jamonoy socialiste. bii suñu régime bi daanu ma arrêté sumay activité continuer ci suma liggéey ba 2012 entre premier tour ak deuxième tour ci laa dellusiwaat bi président Macky nekkee candidat au deuxième tour ci laa ñëwaat wax ñi ma daan àndal na leen dellusiwaat naa ci géopolitique bi mais pour jàppale président Macky Sall. léegi Serigne Moustapha. mën nga ñu wax sa jaar-jaar tuuti ak son excellence monsieur le président Macky Sall. waaw président Macky Sall man bi may décider pour jàppale ko du moom campagne boobu temps mu ngi ma fekk maa ngi États-Unis hôpitalisé ci biir hôpital bi ci laa joxe consigne ne ñi àndoon ak man ñëpp nañu jóg ànd jàppale président Macky Sall bon bi ma ñibbisee tombeek sus ñu def élection ma ànd ko ñoom président Macky Sall gagné ma continuer di liggéey ak moom di ko jàppale ba yàlla def élection législative yooyu njëkk a jaar ma jàppale ko département Foundiougne mu am ci ndam ñu ñëw élection locale yi ma nekk candidat ci gox bi ma dëkk muy commune Diagane Barka yàlla def ma jàll nekk maire ba président Macky Sall moo ma choisir jaarale ko ci Abdou Latif mu ooñu boobu temps élection conseil département bi 5 jours ci des mu ne président ne yow yaay candidat am ma nangu ko dem yàlla def ma gagné nekk président conseil département après ma joxe suma commune boobu ba léegi nag activité yu nga xamante ne xew na ci département Foundiougne maa nga ca ba ni ñu ma defee coordonnateur Benno Bokk Yaakaar bi ma defee coordonnateur Benno Bokk Yaakaar it ma continuer action yooyu ma yoroon di ko doxale ci la ñu jaarale au conseil maa ko jiite yàlla def ñu am ci ndam législative bi passé aussi maa ko jiite yàlla def ñu am ci ndam donc fas naa yéene tamit élection présidentielle bii di ñëw ñu def nañ daan def fexe ba am ci ndam incha allah. léegi gis nañ ci Foundiougne boobu nga wax léegi. ñu ngi dégg ni yaa ngi jël sa alal di ko def si gox bi. di jàppale waa gox bi bu baax. léegi foofu tendance politique bi nan la demee foofu ak parti opposition yi fa nekk naka nga koy dundee foofu. voilà li ma lay njëkk a tontu mooy maa ngi jël suma alal di ko dépassé ci département Foundiougne loolu jiitu na may def politique parce que loolu man doomu département Foundiougne la te xam naa askan wa la ñu nekkee kon su ma yàlla mayee ma jógee fa ñëw fii ak tuuti li ma am dama koy bokk ak sumay bokk parce que man loolu laa opté wu ma di dajale ay alal dama opté lépp lu ma am bokk ak sumay mbokk donc loolu politique moo ma ci dab mais fekk na ma di ko def waaw te li tax ma dugg ci politique it
dama mënul régler seen problème à 100%, mais su ma ko mënoon du soxla sax may dem di ànd ak benn parti di politique. mais nag li ma leen yéene li ma ci man dafa am limite, am na ci lu nga xamante ne il faut que ma politique pour que mën ko dimbale samay bokk. loolu moo tax ma ànd ak moom. bu fekkee affaire tendance politique bi nga may laaj au niveau du département Foundiougne amul solo, parce que département Foundiougne tendance ba fa nekk benn la, ñëpp président Macky Sall lañ àndal. am na tuuti ñu fa àndul ak moom, mais mënul feeñ, parce que bi ñu demee ci campagne législative bi amoon na ay communes yu génnoon ne duñu ànd ak moom, mais jëlewuñ ci benn résultat. ña fa nekk ñëpp président Macky lañ àndal. tendance nag mënu fa ñàkk, opposition mënu fa ñàkk, mais opposition ba fa nekk ñun ñu ngi koy gérer bu baax a baax a baax, parce que ñun ñu ngi ànd ak Benno Bokk Yaakaar waaye kër Moustapha Niass, waaye kër Ousmane Tanor Dieng, parti socialiste, ak AFP ak yeneen parti yëpp ñu ngi ànd ak ñun. donc ña fa àndul ak ñun bariwul te ñoo leen ëpp doole. te tamit Foundiougne dafa neex a ànd ak Macky Sall, parce que ku fa teg sa tànk da nga xam ne da nga xam la fa Macky Sall def, parce que la mu fa def du lu ñuy répété. ku fa jaar da nga ko gis, ku fa dëkk da nga ko gis. kon nag tey pour que nga opposé président Macky Sall foofu dana jafe trop, parce que nga dugg département Foundiougne ñaari yoon la am. benn bi Fatick ngay jógee ñëw Foundiougne, beneen bi Kaolack ngay jógee jaar Passy dugg ci département bi. bu njëkkoon avant président Macky Sall di ñëw soo jógee Kaolack boo ñëwee ba Kër Waal Ndiaye dootoo mun jàll, parce que tali bi dafa toj, kenn amul foo jaar pour dem fa. loolu mooy benn yoon bi. beneen bi mooy bagu Foundiougne bi bu njëkkoon la fa nekkoon ñëpp gis nañ ko. tey def na fa port bu nga xamante ne bokk na ci port yi gën a taaru ci Sénégal. ñu sant ko ci gërëm ko. actuellement defaat na fa mu ngi fay def benn pont bu nga xamante ne 43 milliards la fay def. léegi nag booy ñëw soit nga jaar ci pont bi port bi wala nga jaar yoonu Kaolack. te boo ci jaar da nga gis liggéey ba président Macky liggéey ba boo demee doo am lenn loo leen wax. opposition bi mënuñu taxaw foofu pour di wax dara, parce que dëkk bu nga xamante ne boo fa demee lañ fa war a def lépp def nañ ko fa, nga dem fa bugg leen a imposer leneen day doy waar. moo tax ñun suñu côté ba amuñ ci jaaxle, parce que xam nañ ne ku fa ñëw di opposer it doo fa jëlee lu am solo. waaye année bi suñu président daf ñu promettre woon ni maanaam année socialiste lay doon. léegi ma leen di laaj yéen waa Benno Bokk Yaakaar social boobu noonu yan jéego ngeen nekk di ci def. waaw loolu nga ma laaj man sama bopp laay commencé. au niveau du conseil département jël naa ci sama budget lu am solo. ADL jàppale ma dem CMS ut fa financement bu am solo bu nga xamante ne toll na ci 500 millions pour jàppale ko département Foundiougne. première partie bi financé nañ ko muy 250 millions financé nañ ko ci biir département bi ci entre ndaw yi ak jigéen ñi ak ñi nga xamante ne woy ji néew ji doole lañ. loolu man def naa ko te ni ma ko defee jàpp naa ne yeneen président yi ak yeneen responsable communes yi defee nañ ko nu mel noonu, te loolu mënuñ koon def te président de la république jàppale woon ñu ci. te yaakaar naa ne su fekkente ne département Foundiougne financé nañ fa lu toll ci 500 millions pour dimbalee ko ndaw yi amul métier ak jigéen ñi nga xam ne amuñ ci luñ jàpp, social mënul passé loolu. te mbay ci sa wew tànk ma say na ilaa ma alim naa kuy seede da ngay seede loo xam, te lii moom sama bopp laa ko natt di ko seede, te xam naa ne Sénégal yëpp noonu la ñu def voilà. Serigne Moustapha léegi dama la bëgg a laaj noo gisee situation politique nationale bi fi mu toll nii. parce que nit ñi ñu ngi wax Karim Wade dafa war a ñëw ñii naan ñëwul ñii naan day ñëw
ak Khalifa Sall bi nga xam ne mu ngi nekk si prison bi ba pare bëgg nekk candidat. yow loolu lan moo si sa xalaat nan nga ko gisee. voilà situation boobu man suma gis-gis du ay ñu bàyyi Khalifa Sall mu jàkkaarloog Macky Sall wala Karim Wade ñëw jàkkaarloog Macky Sall loolu du suma problème parce que su fekkente ne ñun nekk nañ fi 7 ans di liggéey pour soutenir suñu candidature toog ba nga xamante ne dara desul lu jàkkaarloog ñoom ñu am ay adversaire di xalaat ci ñoom dara dama ne boobu liggéey bi war ci ñun liggéeyuñ ko su fekkee liggéey bi nga xamante ne waroon nañ ko def nañ ko Khalifa Sall ak Karim Wade ak baayam Abdoulaye Wade ak keneen na ci am ku bëgg na ñëw ku jàkkaarloog ñun normalement dañ war a jaar ci sa kaw jàll. en tout cas département Foundiougne bi nga xamante ne man fa laa nekk di liggéey leer na ma ne Karim Wade ñëw ak Khalifa Sall ñëw ak keneen ñëw laa ci ne képp yemale ku fa ñëw dañ jàkkaarloo yow te dañ la def li war ci yow te loolu laa jàpp ne généralement Sénégal yëpp noonu la ñu war a mën def parce que bu ñu toogee nag ba heure bii président Macky nekk fi liggéey fi liggéey bu rëy bi mu fi def fi Ila Touba def fi cité religieuse def fi lu nekk ñu toog ba heure bii benn mbër fàqee ci àll ba ñëw war ñu tiital wala mu ñuy perturber yaakaar naa suñ taxawaay dafa dëgërul bu suñ taxawaay dëgëree loolu warul nekk suñ problème te damay wax ne dàll bu ko borom summiwul kenn du ko sol te ñun dàll bi ñu yor sol nañ ko te duñ ko summi kon kenn waru ñu mën a tiital amaa wax ju bari ji nag c'est normal parce que jamono ji ñu toll média bi dafa yaatu bon waxkat yi am nañ occasion di mbelele di wax opposition bi lu ne lañ leen di jàngal ba mu des wax buñ xëyee dañuy wax ba jant so waaye li am solo ñun wax ñun jëf lañ koy tontu président Macky Sall waxam néew na te jëfam bëri na ñun ñu koy roy waruñoo bëril suñu kaddu di tontuwante dañ war a jëf lu tontu li ñuy wax man daal noonu laa ko gisee. léegi procès Khalifa Sall bi. mën nga ñu si wax tuuti noo ko gisee dëgg la loolu du actualité bi du sujet bi instant bi waaye puisque yéen ñëpp bokk géew bi. nga wax ñu si tuuti rek. waaw procès Khalifa Sall bi am naa ci lu ma métti en tant que élu comme man ñu arrêté ko waaye nag man mënuma wax ci lu nekk ci yoon parce que bu fekkente ne mbir mi dafa nekk ci yoon sujet guñ ko awma ci xam-xam ba ciy joxe benn notion man du ci moom a war déglu yoon su fekkente ne yoon sujet na ba pare awma maqaamam di weddi jugement bi nga xamante ne moom lañ def kon su ma wax mënu ci bari. léegi Serigne Moustapha dëkk bi am na problème instant bi boo xam ne ñëpp ñu ngi siy teg seen bët ñu ngi problème mu ndox bi dëgg la fan yële si ginnaaw ministre bi def na ay déclaration wax si dinañ ko saafara waaye damay laaj ndax loolu noonu mbaa nekkul instant bi di gàllankoor seen programme yi ngeen nekk di def mooy jël parce que keroog dem na ba si banlieue bi sax yaa ngi gis yenn goxaan yi ñuy commencé def ay marché di génn si télé bi loolu mbaa du gàllankoor seen programme. waaw en tout cas lu métti Sénégalais yi la te ñun Sénégalais yi lañ fi nekkal kon mbir mi métti nañu ñu ngi ñaan président de la République mu jël ay dispositions nu mu gën a gaawee pour régler ko bon pour élection yi ñu jàppale ñu bañ ñu jàppale dana yàq suñ politique du yàq suñ politique dañ ko war a def parce que nit ñi dañ war a naan dañ war a am ndox parce que ndox moo jiitu ci lépp doomu aadama kon su problème bi amee man suma point de vue mooy président de la République na jël ay matuwaayam nu mu gën a gaawee pour régler ko mais quand même aussi damay wax ne mbir su amee régler ko de manière définitive ak lu mu métti métti ak lu mu yéex moo gën di ko régler tey su ëllëgee mu amaat ay problème te loolu seetlu nañ ko ci président Macky Sall yi fi jaar
benn bu ci ne ba mu ko réglé amaatul problème mën naa la si jox comme exemple Sénélec dafa ñëwoon fekk ko muy xëyu kamaj ba mu ci jëlee ay disposition ba mu paree ba léegi problème amatut affaire mbënn mi tamit noonu la meloon bi muy ñëw situation bu délicat la fekkoon mu jafe woon lool bon bi mu koy réglé jël na temps mais bi mu paree ba léegi kenn déggatul mbënn dama jàpp ne ndox mi aussi lu mel noonu moo ci am dama jàpp ne li ci am dëgg-dëgg dañ ko waxut nit ñi mais ñu ngi ci saafara bu nga xamante ne suñ ko saafara yaakaar nañ ne problème dootu ci am te loolu mooy li baax ndax régler ko tey su ëllëgee muy amaat problème mu métti diire te ñu régler ko définitivement man mooy li ma gënal te loolu laay ñaan ci président mu régler ko voilà. léegi ma ñëw si avant dernière question bi. muy parrainage bi. ma lay laaj ni nga ko gisee parrainage bi. waaw parrainage bi man commencé na hier laa ñibbisi maa ngi woon ci àll ba di organiser sumay commune ak sumay chef de village pour que ñu préparer naka la ñuy defee suñ parrainage parce que tamit combat nag dafa laaj préparer te wolof dafa ne daas fanaanal lu mu baax baax fanaanal daas a ko gën dégg nga olof yooyu daas fanaanal namm sa paaka ba pare denc ko pour bu subaa nga rendi fanaan di namm ba bër set moo gën a wóor donc ñun foofu lañ toll ñun dañ fanaana daas pour fas yéene luñ jàkkaarloo dagg ko jàll dem ci yoon. incha allah voilà c'est ça. léegi sëñ bi kon ma bàyyi la. nga joxe sa dernier kàddu si émission bi. waaw. ak lan ngay ñaax Sénégalais surtout jeunesse bi aussi. lan nga leen wax ak ban position nga bëgg ñu gën a taxawee ngir Sénégal wala. waaw man daal li may ñaax xale yi mooy ñu am jom nangoo liggéey parce que nag fii ngeen ma fekk tey may waxtaan ak yéen maa ko ñafel sama bopp ba egg fi dugguma école bi may ñëw Ndakaaru ànd ma ak suma yaay ànd ma ak suma papa maa fi ñëw di ñafe ba am fi mu teraanga nit ku baax day gëm boppam mais toog fii ci rajo yi président dafa lu ñu lii président dafa lu ñu la nit dafa war a mën a fexe créer boppam dara dëgg la état war na dimbale nit ñi mais ndimbal na ci fekk loxol borom te 90% yi Sénégal yi ngay dégg yëpp ñuy wax amuñ liggéey kenn koo ci demoon amul benn formation amul benn métier ku amul métier nag amuloo formation doo neex a dimbale kon président na bàyyi xel ci njabootam gi jàppale leen mais njaboot gi it nañ bàyyi xel ci seen bopp parce que président Macky Sall nekk fi pour continuer day dem keneen ñëw su ko defee nag kenn ku ne yaay ut sa base bu dëgër bu nga xamante ne président bu ñëw nga ànd ci ak moom liggéey man daal loolu laa gëm di ñaanal ñëpp jàmm di wax opposition bi seen wax ji bari na nañ dem liggéey fi ñu jëm yàggatul te bu neexee yàlla dina leer nañ loolu daal laa amoon ci lu koy tëjee waxtaan. ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup.